bon lépp li nga xam ne waxoon nañ ko def nañ ko bon parce qu'on était républicain jusqu'à ce moment muy ñun la famille muy képp koo xam ni da nga fonk Khalifa bëgg Khalifa te xam li nga xam ne moom la bëggal Sénégal te moom la bëgg def Sénégal muy nekk nit koo xam ni ku mën a rassembler la muy nit koo xam ne ku am écoute la mooy ki nga xam ni amul xaar ma yàlla kenn parce que son intérêt c'est le Sénégal moom Sénégal moo ko ñor. Je crois que 40 ans en politique nga def 30 ans d'administration nga nekk nit koo xam ne kilifa boo xam ne lépp lu war nga pousser nit pour mu réussir def nga ko yaakaar naa ni tey jii lay toog fu mu toog pour ñu koy jiin loo xam ni ku ko gis xam ni nit ku weex tàll la ndax Khalifa jub moo tax lii dal ko li mu dal peut-être li ko dal métti na mais nag dañ koy sant yàlla parce que doomu aadama day am jaar-jaar mais li ci war mooy taxawaay dafa war a am parce que fi mu toll nii li may ñaan mooy ñëpp ñi nga xam dañu ànd ak Khalifa ñi ànd ak Khalifa ñëpp parce que j'ai vu la dispersion sur la lutte mu nekk loo xam ni dama leen di woo ñoom ñëpp ku nekk ñu rassemblé waat être union liggéey jéem a xeex li nga xam ni ñi ngi si jëm te vraiment 2019 dafa soreetul te ñu jóg liggéey si lépp lu ñu war a liggéey ñu taxaw ci te taxaw dafa jot te vraiment man loolu laay ñaan Sénégalais yi ñu taxaw ci loolu parce que Macky Sall bon li muy def xam nañ ko parce que du lenn lu dul ragal du mu ragal Khalifa Sall mais du leneen parce que nit koo xam ni bu la tëree tëraat la wax dëgg yàlla nga teg ko li nga ko teg ngir pour ses objectifs mu bañ ko rejoindre da ngay nax sa bopp ndax yàlla noppi la ndax yàlla boo ko gëmee da nga koy wóolu waaw boo ko gëmee da nga koy wóolu mais nag ñu leen di remercier yéen ñëpp mbir mi lu metti la mais nag dañ koy sant yàlla parce que tey tax na adduna tamit ku xamuloon Khalifa Sall tey si adduna xam nga ko kan mooy Khalifa Sall mais nag yoon bi mu jëm bu ñu sonal seen bopp te bu fekkee ñoom dañu dëggal seen bopp ñamee ni gëm nañ ni ñoom liggéeyal nañ Sénégal def nañ loo xam ni Sénégal mën nañu empêcher Sénégal Khalifa Sall fu mu war a yegg mu yegg fa ma ni nañu ñëw dëggal seen bopp fu mu nekk ñu génne ko fa mu jàkkaarloo ñoom wax ak ñoom ñu xool waaw kooku moom maa leen ko garanti parce que ñoom ñëpp amul kenn ku ciy xëyal te du la tëral parce que bu dee politique moo leen ko dax bu dee jub moo leen gën a jub lu mu mënti doon li mu mën a rassembler ñoom mënuñu ko rassembler ndax waxam benn la du ñaar du ñett li mu wax du ci dellu ginnaaw te la muy def lay def du wor du sàcc xamul lu bon addunaam yëpp da ko dund ngir baax ak def lu baax moo tax li ko dal ko mais tey bu nekkoon nit ku méchant am loo xam ne da koy xalaat nit dina def nit lu bon li ko dal tey di ko dal mais nag li ñu bëgg mooy Khalifa du ànd ak ñoom tey du ànd ak ñoom ëllëg mu neex leen mu naqadi leen Khalifa il sera un candidat en 2019 te buñ ko génnee foofu ñoom ñëpp dina leen tër man maa leen ko wax parce que du seen morom ragal moo tax lii am tey jii ñu nekk ci tey gis nga ma ne na gaa yi jóg jàpp ci Khalifa na gaa yi jóg xeexal Khalifa et que vous verrez di ngay gis nit koo xam ni li gaa yi di wax ci moom yëpp nekkul ci moom moo leen dàq politique moo leen gën a xam politique moo leen gën a xam Sénégal moo leen gën a jub moo leen gën a xam liggéey empêché nañ ko mu liggéey Dakar dëgg ñëpp gis nañ li mu doon def tous ces projets a été bloqué tous ces projets parce que c'est un homme de vision dafa nekk nit koo xam ne mën na rassembler mën na defal ñëpp li ma leen di ñaan yàlla daal mooy loolu na ci ñëpp jàpp nañuy jàpp ba Khalifa fi mu nekk mu jóge fa tous les moyens sont bons lépp lu ñu waroon def nañ ko caaxaan nag dafa jeex nañu taxawoon ni Macky Sall bu dee saboté dàqu ñoo saboté parce que en ce moment ci sabotage la nekk nañ ko wan ni ko sabotage la ñëpp a ko mën li mu def Khalifa mën nañu empêcher le pays bloquer le pays ba dara du fa dugg ñu jéem a xeex ba Khalifa fi mu nekk ñu génn ko parce que loolu mooy solo bi li ci des yëpp amul solo saboté lay jaay nag du ñu dàq saboté te gii la il nous verra devant lui ça c'est sûr kooku mu xam loolu bu dee xeex rek dàqu ñoo xeex te bu ñamee na génnee Khalifa fi mu nekk il verra ñaari fan laa ko may communication Khalifa du communication bokkuñu lenn moo ko gën a xam lu bay li ci des nag man sénégalais yi laay woo boo amee nit koo xam ne da nga am yaakaar ci moom mu am lu mu la wan mu am la wan li nga xam ne dal na sa xel ñu jël loo xam ne di ko teg loo xam ne feeñul si moom rappelé leen ñoom ñëpp ni leen képp ku ci nekk yor li nga yor nga gëm ni yow li yaa ko moo sa bopp yéen ñëpp kaa leen ñu dem créer mais ba léegi amul kenn ku ci réponse ba léegi amul kenn ku ci def discours ça veut dire que ni moom xam ne ni dafa set wecc ñi koy tuumaal ñoo ko gën a salte fop mais loolu daal lay ñaan yàlla nit ñi taxaw si jàpp si vraiment ñun yéen lañu yaakaar sénégalais yaakaaruñu kenn sénégalais la ñu yaakaar fi Khalifa nekk nañ ko jëlee ndax Khalifa suñu yaakaar la nit bu baaxee di joxe loo xam ne vraiment mu nekk des images yoo xam ni sa dëkk fu mu dem nit ñi fonk ko boo ko amee da nga koy sàmmal sa bopp da nga koy fonkal sa bopp bu la ko kenn yàqal te li ma bëgg sénégalais yi mooy nañ taxaw lii Khalifa Sall bu ñu kenn yàqal